mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom ma tegu ci midi bis ma leen ci xabaaru njolloor si li ci gën a fës lu toll nag ci ñaar fukk ak juróom-ñeent bakkat ñoo rot ni ki tey ci mbas mi ci Sénégal guléet mu am ci réew mi yóbbu lim gi ba junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan bi mbas mi duggee Sénégal ak tey jii lu toll na ci juróom fukk ak juróom-benn fukk ak ñett ko nekk ci Sowtaas juróomi téeméer ak ñeent am yees woppi Covid 19 xayma ci tolluwaay mbas mi ci ndorteelu xabaar yi bu calande taw bi ak loraange yu mu indil lenn ci askanuk Sénégal danañ ko tegal xët wu yaatu ci xabaaru njoloor si lu ci mënti am na jàpp leen ci yenn ci diwaan fii ci réewum Sénégal rawatina kon ci capital bi di Ndakaaru ay gox kon ndox mi da ko daal di nangu gàllankoor dem beeg dëkk bi ñoom nag di way jëfandiku yi nekk ci jafe-jafe gu tar ndax nag ñu bëri ñoom taximaan yi kon ne seen koppar dafa daal di wàññeeku waaye terewul ñoom askan wi jafe-jafe yi jànkonteel dina ci dikk dam nu mu gën a yaatu ci biir xabaar xët bi ñu ko jagleel lu jëm tamit ci yalwaan gi ci xàll Ndakaaru la ñuy waxtaanee ci xabaaru njoloor si askanu Sénégal kon ñu bëri ci ñoom daan ko daal di naqarlu ndax lañ ci nemmeeku daal mooy ay xeetu agression sox lañ koy daal di méngaleeg ndax tout tànk yi ak yalwaankat yi kon nu ñuy taxawee askan wi ci réew Sénégal loolu lépp nag nekk ay mbir yoo xamante nañ ko daal di naqarlu waaye itam ñàkkul njeexintal ci tout tànk yi tamadu ci xàll Ndakaaru yi daan ci àndi ki leeral ci gëstu bés bi ak Ami Diouf yëglekaay yi mooy laf laajtu xabaar yi ci joloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees kiis bu jàlla àndee ñu ci faram-fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax xabaaru njoloor si ñu daal di ko tàmbaleeg ànd gësëm ñoom nag di pàcc wu nekk nag ci syndicat ci wàllu pàcc mi ci Sénégal Mballo Dia Thiam ak i gaayam tey nag toogal ñaxtu lu xëyee takk seen mosoy xonk cur ne nag ñoom daal la ñu bëgg mooy lii di seen plan d'action boo xam ne kon nañ ko ci réewum Sénégal la ñu bëgg rek mooy ay koppar yoo xam ne leen ko yoreel ñoom fajkat yi te ba léegi nag fu di xëdën te nag nee nañ kon lii lancement contrôle dàquñ nag amal beneen toogaanu ñaxtu fii ak fukki fan ak benn ci weeru août gi ñu nekk du ñàkk laataa njeextalu xabaar yi deen ci teewlu ñoom ñi nga xam ne kon ñoom ñooy ñaxtukat yi ak maam Seynabou Ba bu Thialandé convocation la ñu def médecin chef bu suma assistance docteur Babacar Niang ginnaaw jàkkaarloom ak Mamadou Ibra Kane ci jour di dimanche la yëkkatoon ay kaddu jëm ci CTE yi ak i jumtukaay yoo xam ne kon ne dañ koy daal di jaay ci mbedd yi loolu lépp nekk ko kaddu yoo xamante ne ni Abdoulaye Diouf Sarr da ko naqari ba tax kon mu bëgg ci leeraange ginnaaw kaddu yu mu yëkkati moom docteur Babacar Niang ni ki tey kon suba gi ba tey ñu ngi fole ca ko ginnaaw bu ñu ko wooloo kon ci brigade bu recherche bu fédéral ma nga fa ngir laaj ak tontu dox diggam ak enquêtekat yi ngir itam mu indi preuve ci li nga xam ne lañ koy daal di toppee du ñàkk dina ci dikkaat mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaay xabaar ak Pape Alioune Sarr mi ñuy toppal xabaar boobule mbas mi ak tolluwaayam ci Sénégal maa ngi leen koy junj ci ndorteelu xabaar yi ñaar fukk ak juróom-ñett nit ñoo am yees woppi ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi yóbbu lim gi ba junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett bi mbas mi duggee Sénégal ak tey jii lu toll nekk ci juróomi téeméer ak ñeent nit ñoo am yees woppi Covid 19 ñeent fukk ak ñaar nekk ay cas contact waaye nag ñu jàpp ni lii di cas importé yi kon tàmbaliwaat na feeñ ci Sénégal ñaar lañ ko xayma ni ki tey jii ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk nit ñoo nekk ñoo xam ni kon ñoo ay cas communautaire maanaam ñoo xam ne am nañu wopp gi te xam ne ku leen ko wàll ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent ñoom ñoo jot a wér ci mbas mi ni ki tey juróom-benn fukk ak ñett ñoom ñoo nekk Sowtaas junni ak kon waxtu bi kon lu toll ci fukk ak ñeent junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn nit ñoo nekk ci loxo docteurs yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram xabaar bu neex bàyyeekoo ci jëriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal kon nag léegi ñi nga xam ne dañoo amee woppi Covid 19 te ñu daan fay lu jëm ci oxygène yi kon dootuñu ko fay ndax état bu Sénégal jël na dogal gàlloo lépp loo xamante ne ni koppar la jëm ci wàllu woowu nag Diouf Sarr moo ko daal di xamle démb ci bu muy doxal yenn ci yi nga xam ne ñoo daje ak gazier ci Sénégal moom nag loolee daal di xamle nag état bu Sénégal kon da ci fas yéene sóob yoxoom ngir rek loolee nga xam ne kon ay koppar la woon yu takku te ñu amee wopp Covid 19 doon ko fay ngir mën a nokki ngooy ko muy ay mucc ayib état bu Sénégal sóob na ci loxoom ñu teewli kàddu moom Diouf Sarr jëwriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal. Sur instruction de monsieur le président de la République. si ndigalu président Macky Sall fi mu toll nii nag oxygène bi nga xam ni moom la ñuy jox centre de traitement épidémiologique yi nga xam ni ñoo nekk ci privé bi boobu la oxygène sax dafay gratuite maanaam daal kenn dootu ko fay loolu di firndeel ni malade yi nga xam ne fi mu toll nii ñoo nekk ci structure de santé privée yi dootuñu fay lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum oxygène lii
nguur gi moo leen ko defal ngir daal woyofal charge yi ngir itam ñi nga xam ne ñoo feebar ci mbasum coronavirus seen faj gi mën a jaar yoon. Pour que dans le cas de la riposte, tout ce qui doit être fait soit fait dans les meilleures conditions. ñu des ba tey ci wàllu maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar rek ànd gësam tey toggaarum ñaxtu doonu xëyee ci hôpital Gaspard Camara takk seen morso yu xonk cuur ay sàkkuteef gi nag mooy koppar yi nga xam ne ministère bi ñu nekk wàllu paj mi dañ ko yoreel ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne kon jànkontal nañ ko ak nañu xarit seen tànk tubay jëm ci xeex mbas mi ci Sénégal ñu daal leen ko fay nañu nag lii pàcc gu njëkk wi la dàqu ñu amalaat beneen toggaarum ñaxtu fukki fan ak benn ci weeru ut gi ci hôpital ci institut Pasteur bu Ndakaaru seen jënoog taskatu ginnaaw seen toggaarum ñaxtu bi jënoon nañ taskatu xabaar yi ñoo ci leeral ak maam Seynabou Babou Augustin Mandan. liggéeykatu centre de santé bu Gaspard Camara nag mer nañ ba futt loolu ñoom ñi le nag ñoo ngi laajte seen prime de Covid bi nga xamante ne moo ngi toll ci 300 000 liggéeykat yii leen nag dañu jàpp ne dañ leen beddi Abdoulaye Malick Gueye délégué personnel bu SAMU municipal bu Dakar. suñu mayee prime te président de la République moo may prime pour liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéey ci santé bi mu may leen prime bu ñu mayee prime googu dañ ñu ko war a jox intégralement mais dañoo seetlu dafa njëkk a joxe une première partie mu mel ni ay ñamal la wala ay sarax la alors ñenn ñi jot ñenn ñi jotuñ dara ñu toogati ñu gësam mu génnee benn partie joxe ba tey am na ñoo xam ne ñi jotoon benn partie joxuñu seen deuxième partie am na ñoo xam ne ñoom jotuñu dara. leneen lu ñuy ñaawlu mooy seen fayin gi nga xamante ne tuuti na loolu bu ñu sukkandikoo ci yii les agents de santé ñoom ñii nga xam ni ñoo di paramédicaux yi dañ leen féetale ginnaaw bi Macky Sall nekkee ci nguur gi ba tey. ñu ngi lancé un appel solennel au président de la République du Sénégal comme moom moo njaboote ñëpp ñun ñu nekk paramédicaux yi moom lan la leen di defal parce que bu joxe médecins yi ñu jox leen prime de responsabilité médicale prime de représentation médicale 450 000 dolli ci seen salaire u 900 000 ak 800 000 mu nekk 1 million et quelque pendant que travailleurs yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci centre de santé poste de santé di fa liggéey nuit et jour di fa fanaan di bàyyi seen njaboot fële ñoom ñi ngi exposé devant les maladies te ñoom amuñ dara. ñoom nag jàpp nañ ne jëwriñ ji ñu dénk wàllum wér-gu-yaram moo waxal li ni mel bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñu nekk ci wàllum xeex mbas mi dañ leen war a neexal. taxawaay tey fii naqar la ñu am parce que dañu nekk ci corporation bi ñuy wax santé ñuy toppatoo wér-gu-yaramu askan wi mais dañu seetlu ne ministère bi nga xam ne moom moo ñu ëmb ñun daf ñu respecté wul dara daf ñu faratalu dara ci ñun am na ñoo xam ne wuy ji nañ seen borom yal na leen yàlla yërëm te ñu dara jëleen ça va am na ñoo xam ne ñi ngi infecté feebar nañu ñu ngi toog seen i kër soldat nag bu dem front da nga koy mettre dans de très bonnes conditions ñun loolu la ñuy laaj. liggéeykat yi nag nekk Gaspard Camara ñoom nag du ñoom kese ñoo jotul seen prime Covid waa Wakam tamit Nabi Choucair tamit. jërëjëf Mame Seynabou Babou Dakar capitale bu Sénégal ak nawet wi teru ci réew mi fekk capitale bi kon ay liggéey yu bëri yu ci jot a sumb ba tax kon ci diwaanu Gueule Tapée dem nañ fa askan wi nag amoon yaakaar lool liggéey fa sumb ngir rek canalisation yi bu dikkee mu doon kon féex ak ngelaw loo xam ne kon ba neex lay doon ci ñoom ginnaaw ndox mi kon bañ fa teg-téem bi waaye nag loolee njàkkare gu yaatu la jur seen kaw te ginnaaw itam dem nañ fa waaye nag foofee liggéey bu nu sumb jëm ci BRT bi moo tere neloo askan wi ginnaaw ndox yu wàcc ci Ndakaaru coono gu rëy la ñuy jànkonteel ci jamono ji ñu ànd ci leeral reportage Souleymane Diallo Boubacar Dieng. lii nekkul ndox mu neex waaye ndox mu bon di walangaan taas yoon bi ñu ngi Gueule Tapée gox boo xam ne dañ fee jot a amal ay liggéey ngir canalisation bi fii ngir jóge bërëb dem ca ba sa des foog nga jaar ci ndox mi lu ni mel nag liggéey canalisation yi ñoo ko waral. non travaux yi ba léegi amul impact moom parce que bañ ko defee ba léegi gisuñu ci solution quoi parce que chaque année nii lay mel gars yi dañuy ñëw dégg ñu te duñu dara ba pare dem seen yoon te et puis gis nga ndox bi tey nu mu mel canalisation yi ubbi seen fosse yi ndox yi dem kenn mënul gaare fenn kenn mënul jàll fenn compagnie bi nu mu mel gis nga ko yaa ko gis yaa fi ñëw gis ko canalisation yi ndox yi dañuy ubbi nit ñi di jaay ndekki war a jàll doo mën a jàll war a ñëw gaare sa oto tamit doo mën a gaare sa oto.
beneen gox di Grand Yoff ci biir taw bi jàmmarloog ndox mi xale bu góor bi yor benn bic di jéem a déboucher égout yi fii ci Grand Yoff liggéeyu BRT bi ñoo fi indi lii yëpp. mais ñoom nañ def étape par étape commencé benn côté defar ba mu pare ñu demaat ci beneen côté mais mënuñoo dëkk bi yëpp gas ko ñëpp xam nañu ne nawet lañ nekk hivernage lañ nekk donc mënuñu déjà xoolal bu nu kër gi nu mel kàmb yi te lii jaaduwul quoi. lu nu mel tax nappkat bi di sàkku ci nguur gi ñu xoolaat anam yi ñuy amale yi la liggéey. dafa am loo xamante ni suñ koy commencé cim réew dafa war a rapide te travaux yi nekkul travaux yoo xamante ni biñ ko waree jël ci départ ba jëluñu ko dañu bàyyi ba nga xam ne ñu ngi dugg ci biir nawet bi ñu jël travaux yooyu parce que gis nga am réew du doxee nii tey soo xoolee lii ñu yàq nii lépp amul njëriñ parce que nit ñi ñu ngi jéggéet foo xamante ni ndox mi di ñëw di dal seen kër yi wala sinon ndox mi di ñëw di dal ci kaw nit ñi mais loolu ban njëriñ la am amul njëriñ dañu waroon xool balay taw di jóg ñu defar canalisation yi. Dakar fépp foo xool rekk ñu ngi fay amal ay liggéey lii di yéexale dem mbég dikk bi naka noonu wàllum cet gi ak sulum si doon asamaan si mu ngi wéy di taw askan wi nag ñenn ñi tàmbal nañoo am ay jafe-jafe ngir génn seen kër. jërëjëf Boubacar Dieng ginnaaw Ndakaaru ñu yokk jéego yi dem ca banlieue bu Ndakaaru foofu ne xam ngeen ne moom saawu tàmbali xi askan wi tàmbalee nekk ci jafe-jafe ndax nag taw bi doon xéwal la waaye saa wàccee loraange yu bëri indi ci kaw askan wi ba tax kon ñi nga xam ne ñoo nekk njiitu bokk moomeli lali pexe ngir fexe askan wi tàggali ko ndox mi waaj ci Sénégal ginnaaw gi nag ay mesures yu yaatu la ñu jël ngir ndox mi saa wu dikkee ñu mën ko rawale mu bañ a indil benn jafe-jafe askanu banlieue bu Ndakaaru reportage Mamadou Lamine Fati. demee ci mairie Ndiarème Limamoulaye fekk nañ fa benn kuréel gi nga xam ne ñoom jóg nañu taxaw ngir xam lan la taw bi def ci seen gox gi lay. du tey la tawoon na bële passé donte l'autorité n'était pas là mais comme ni mu daan def jël équipe bi nga xam ne moom la ñu mettroon en place pour ndox am ñu dem évacuer ko pour permettre mobilité bi ñooñu la ñuy activer waat rek woo leen pour que fi ndox mi taa ci kaw tali bi ñu mën koo pompe mu dem ndax saay bu mësee taw loolu la mairie bi def loolu mu doon def loolu la ñuy def. waaw ni ñu gis nii dañu fekk ñu wàcc pour defi visite mais comme ndox bi dafa bëri dañuy xaar ba ndox bi wàññeeku ndax mënoo pompe muy taw loolu c'est pas rationnel da ngay bàyyi ba mu taw ba wàcc nga soogaa mën a pomper li wóor mooy fu ndox nekk na mu daan demee incha allah dinañ ko yóbboo. ci Wakhinane Nimzatt mutuwaay yu nu mel la ñoom la ñu jël file moom am na équipe bi nga xam ne liggéeyam rek mooy saytu mbirum mbënd bi. li ñu njëkk jël mooy d'abord dem xool yan lan moo am d'abord xool situation bi actuellement nii mooy dañu am 4 points bas yoo xam ne chaque année ñooy taa donc yooyu dañuy engagé ay hydrocureurs ñu commencé leen jël mais foog taw bi arrêté parce que mun nga leen jël tey mu tawaat suba donc nous sommes en train de négocier ak di waxtaan ak waa DPG yi donc dès demain ou après demain bu taw bi arrêté dinañu opérationnel li si topp muy am na ay routes yoo xam ne nivellement la laaj dafa laaj remblai ñu def ci suuf xaw ko am ay peine bu dévier loolu à partir de 15 heures bu taw bi arrêté lañ koy def loolu nag waa ENANCHI ñoo ngi ciy jàppale CRBC am na ay routes yu ñu war a niveler dès demain donc yooyu yëpp c'est des mesures yoo xam bu ñu ko jëlee au moins dina xaw a taneel un peu la situation bu am léegi. Le maire m'a appelé ce matin pour wax ma ni avant tey ñuy tëdd si ngoon nañu fexe ba soulager toutes les populations loolu moo ñu tax a taxaw ni di xaar te taw bi arrêté moo ñu teree dem sur le terrain. maintenant point yi am mooy nekk ci mbedd yi yenn kër yi yenn fi nga xam ne nappe phréatique bi dafa jóg loolu mooy problème commune bi ak point bas yi nga xamante ne dañ ko créé ci kaw tali yi te defaguñu fa réseau d'assainissement bu école 19 moom c'est réglé mu ngi nii en face de vous mi nga sant bientôt léegi mu terminé donc 3 moo ñuy dese te 3 yooyu gëm naa ni balaa année prochaine incha allah mu disparaître gëm naa ni dans les années à venir moom Wakhinane dootuñu waxti problème ay point bas à Wakhinane ça c'est sûr. taw bu démb ak tey jile ñu ngi saytu bu baax a baax liggéey yi nga xam ne nguur gi ak kilifa gox-goxaan yi lay defoon nañ ko ngir xeex mënd bi ci yenn gox yi nga xam ne defoon nañ ko ay jumtuwaay ngir xeex mënd bi foofule ndox mi mu ngi dem te andiwul benn jafe-jafe waaye gox yi nga xam ne matuwaay yooyu amuñu fa tey jile tiitaange ak njaqare moo leen lëmbee ndax mënd bi nga xam ne mën na fee am.
Mamadou Lamine Fati jërëjëf ginnaaw banlieue bu Ndakaar ñu yokk jéego yi dem ba ci biir réewum Sénégal ci doonu Saloum maanaam li am kon fii ci Ndakaaru ak ci banlieue bi moo fa daal di amee ndax ñoom tam ndox mi umpul leen jafe-jafe gi tamit am na fa ndax ndox mi dafa dikk nangu seen kër ak yenn ci xàll yi nga xam ne askan wi fa ñu waroon jàll seetlu gi moo ci doonu gaawaan loolee lañ fa daal di nemmeeku askan wi nag ginnaaw jafe-jafe yu yëpp seen yaakaar nañu ko teg ci bassin de rétention yi ndax jàpp nañu kon moo war a nekk saafara ngir jafe-jafe ñuy jànkoonteel ginnaaw bu ndox wàcce ci doonu Saloum lépp mu daal di tàggali ko ñoom Adama Sarr reportage. ay mbedd yu fees dell ki ndoxum taw jaxasoog lii di ndoxum foos ay kër yoo xamee ne ndox mi daf ko nangu loolu la ñu nemmeeku ci quartier bi di gaawaan bokk ci commune bu Kaolack file nag taw yu bari yi ñu fi nemmeeku fan yi daal dina jur lii di mbënd li ni mel nag jaaxal lool askan wi. at mu jot ma génn sama jëkkër ñu dool ndox mi sonal ma trop premier taw deuxième taw daal man ma génn fu ne nag laay def daaw joxewuñu école fu ne tamit sama kàttan may ma may luyee wala dara fu ne daal dinaa ko dugg daaw ci biir ndox mi laa ko def néeg yi yëpp fees dell ma teg ay muur lu ne ma dugg at mu jot daal lay fu ma ci mën a jàppale rek jàppale ma daal ma jot nii rek ndox mi naan nañ jure waaye dëkk waayu metti na ndax nga ko ndax yëpp yàqu na lépp sax daa bi nii la ñu defe ñu dem ci àll bi. góor gi moom ci atum 1984 ba léegi mu ngi dëkk ci koñ bi di gaawaan lu aju ci wàllu nag nee na day yàgg na leen sonal lool. maa ngi fi dëkk 1984 ba léegi laa fi dëkk mais nii lañ fi dëkkee woon nag chaque année ñu génn ñu dox chaque année ñu dox li koy def mooy su mois de août jotee taw yi tegaloo dafay indoone te amuñ fan la ndox muy jaar. bassin de rétention bi nga xamee ne nag ñu ngi koy tabax fii ci gaawaan tax na de ba askan wi di am yaakaar ne dina wàññi seeni coono. canal bi de wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax ndax bi mu commencé ba nag léegi daal wax dëgg yàlla ndox maa ngi kii ndox nag day door a commencé ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax a baax. bu weesoo quartier bi di gaawaan ci commune bu Kaolack bari na itam yeneeni quartier yoo xamee ne dañuy jànkonteeg wàllu mbënd. Adama Sarr Astou Mbaye jërëjëf ñu daal di wax ci wàllu dem bëgg dëkk bi liñ ci nemmeeku nag mooy saawu Ndakaaru sottee ndox ba noppi day daal di gàllankooru raw bokk la bokk day daal di ram loolu nag la ñu nemmeeku itam ci banlieue bu Ndakaaru li ko waral nag moom mooy ndox mi bëri lool ba tax kon dem fi jógee ci Ndakaaru dem ci biir banlieue bi kon jafe-jafe lay doon léeg ci way jëfandiku yi ba tax ñoom i tamit ñoom taximaan yi tamit leneen ci jafe-jafe mu mel ni kon ñoom askan wi mu mel ni dañuy daal di kon buuxante waaye tamit toog di yàgg ci gare routière yi ngir ñu mën a am oto bu leen yóbbu seen biir kër ak dëkk reportage ci lenn ci gare fii ci Ndakaaru Pape Daouda Faye. taw bu metti bu ñu nemmeeku ci Ndakaaru moom ma ngay wéy di lore ba léegi transport bi moom yëg na ko bu baax mu jafe woon lool pour ñu dëkk ca banlieue yëpp Ndakaaru ñi ngi fi ci Colobane rang yaa ngay wéy njëkkante oto yi moom ma ngay metti non waaw taw bi tax ba oto yi manqué ni mais fii à chaque instant da nga doon ñëw à chaque fois da nga doon ñëw nga fekk oto yi taxaw mais ndox mi taw as néew gis nga xaw ma nag waaye mais li ma jaaxal mooy au fur du temps bu tawee bu taw bi génnee ëpp ni mais xaw ma kon fu ñu jëm waaw transporteurs yi aussi xam nga duñ bàyyi seen oto yi di dugg si biir ndox mi. taw bi moom ngay gàllankoor chauffeur yu bëri naam Sidi Diop moom bokku ci bu ñu xoolee taw bi moom ma ngay wéy di soppi yoon yi. non client yi bokkuñ fu ñu jëm nag bokkuñu fu ñu jëm ñu xam nga la Kër Masar laay bindu xam nga client yi Guédiawaye ak client yi Pikine xam nga bokkuñu loolu moo tax. non non ma xel sax sama rang moo doxagum rek moo des sama rang moo des rek. waaw ma dem waaw. non paal ba léegi rek fu mu nekk mu nekk 300 yi daal lu gën la ko soriwul dara Vieux Diop ma ngay xaar oto. bu ñu sukkandikoo ci moom transporteurs yi ak chauffeurs yi moom war nañu saytu seeni woto balaa nawet bi jib. xam naa lu ko gën a indi mooy xam naa taw bi parce que oto yi pour ñu ñëw Colobane avec embouteillage bi ak peut-être télé bi ni mu amee ndox xam naa bu la tax ñu am difficulté pour ñëw te comme la presque c'est à partir de 16 heures si les presque di wàcc pour ñibbi en fait loolu moo indi kii bi nii quoi. waaw fii nag Colobane moom c'est un service social parce que yenn saa oto dañ fiy nekk mais kenn nangoo par exemple man Icotaf laa jëm
jamono jooju moom quartier yu bëri ci biir Ndakaaru ña ngay wéytu dund ak ndoxu taw bi transport bi moom wàññeeku na bu baax di xaarandi balaa boobee ndoxu taw bi jóge ci tali yi balaa seeni woto di yàqu. Pape Daouda Faye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ginnaaw lu jëm ci askan wi ak dem ak dikk bi oto yi tamit desuñ gannaaw ci jafe-jafe yi nga xam ne ndox mi da ko indi ci Ndakaaru ñoom tamit coono dëgg la ñuy det rawatina taximan yeeg dawalkatu oto yi ñoom ñu ci ëpp nag ñoom ne dañuy gaare seen oto bàyyi kon taw bi taw ba sëwët bu ko defee ñu mën a suubaat ci liggéey waaye nag loolee dina tax ba seen koppar dina wàññeeku bu baax a baax ñede sax ñoom nee nañu kon taw bi la ñu gën a jural lu bëri ci seen oto mooy dañuy daal oto bi kon day faral di panne loolu lépp kon nekk jafe-jafe yoo xam ne taw bi moo koy faral di indi ginnaaw ci li nga xam ne mooy moo koy faral di indi kon ci oto yi ñu ànd ci ak reportage bu Aïssatou Kane. taw doon ab ñàkkare ci dawalkatu ndaamaar yi dawal ci biir ndox nekk lu wóor a di. gën a bëri nag moom problème mu courant yi comme oto yi ni ñuy bëri nekk électronique moo gën a bëri nag après dañuy am problème mu allumage ndox courant bi comme ni muy traversé nii. sinon booy xuus ci biir ndox mi nii bu amul problème même journée bi lendemain wala 2 jours tem nga commencé am même problème boobu. taximan bi di xamle ni daa sonn ci jafe-jafe yu ñu am saa yu yàlla bi tawee. ñun depuis dem presque si guddi gi difficulté leen doon ñun dañu mujj obligé garer suñu oto yi parce que mënoo daw mbedd yëpp ñoo inondé parce que difficulté bi nga am boo jëlee client bi même bu tawul da ngay nekk benn quartier tawul nga jël client dem ba foo xam day taw. te boo demee foofu du mën a wàcc client bi il fallait nga xuus ci ndox mi te léegi mën a def noonu nga obligé nga gaare sa oto bala nga jam yenn incident yi sa oto di yàqu. ñoom ñi li dawalkat duñu sawar bu taw soobee liggéey yi nga xam ni jaarut yoon ñàkkum canal yu doy yi ñëw dolleeku si yooyu la jafe-jafe. waaw xanaa sonn rek parce que maa ngi soo léegi damaa gaare te am na bari ñoo xam dañuy fay ci ndox mi parce que dëkk bi amul canalisation bu ñu waxee ne dëgg travaux yi bari na. et puis travaux yi benn àggu ci dëkk bi bari na ay travaux xam dañuy commencé fii gas fii xam nga loolu day yàq suñu liggéey day yàq suñu oto man moo tax bu commencé taw damay dem gaare ba taw bi maa ngi doo génn. depuis 2002 ba léegi chaque année nii lay mel chaque année mu gën a pire wax dëgg yàlla sonn nañ trop ci dëkk bi te da ngay fay droit di fay lu ne ngay fay. ñoom nag seen mëbët moo di taw warul texe ñu doxi seen i soxla. non matukaay moom état la ñuy ñaan ñoom xam nañ point yi nga xam ne ñooy stratégie yi nga xam ne ñooy ëpp ndax saa bu tawee fii ngeen gis fii point boo xam ne saa bu tawee kenn du fi jaar la Colobane noonu même allée Seydou Nourou Tall yi noonu la état mën war a dimbale woo xam ne point yi bu tawee parce que taw te mënu la war a mën a liggéey normalement dëkk bu développé taw wur mën a tee nga liggéey. saa su tawee nag dawalkatu oto yi nekk ci ay jafe-jafe yu metti daanaka sax su tawee bëri na ay gox yoo xam ni dootuñu fa mën a dem. ndax ndox bi. Aïssatou Kane ñu wax ba tey ci wàllu dem beeg dikk bi waaye bi la yoon ci jaww ji ginnaaw nag Air Sénégal gën a lawali bànqaasam ci biir réewum ci Afrique ak li ko wër loolee nag nekk mbir moo xamante ne daal coono yi nga xam ne way jëfandiku ñu ngi koy jànkonteel ci dem beeg dikk bi la bëgg mu dakk ba tax ñoom compagnie Sénégal bi di Air Sénégal tàmbali nag li nga xam ne mooy voyage wi diggante Sénégal jàpp Banjul dem ba ca Praia ñu ànd ci leeral ak Cheikh Hassana Fall. ay simili yu néew ñoo tegu ci ñeenti waxtu ci ngoon si ñoo ngi ci biir roplaan bu Air Sénégal jëm fële ca Freetown ak ab escale bu ndaw boo xam ne dinañ ko def ca Banjul lii doon ab vol inaugural ngir xool ni ñuy def ba dugal compagnie Sénégal bile ci espace aérien bu Sierra Leone. suñu passage dañ doon am ay lëj-lëj. yenn saay sax dinañ wax leen su buggee ñëw Dakar wala dem Freetown ñu dem yeneen dëkk yu sori bala ñuy dellu Dakar loolu mooy lu ñu indi tey lu bees di fexe ba suñu dëkk yi dëkk Afrique dem ak dikk bi gën a yomb loolu bokk na ci lu ñu sas. ci lu matul ñetti waxtu Airbus 319 bu Air Sénégal bile jóge Sénégal yegg ca Freetown ñeent ministre yu nekk ca Sierra Leone ñoo dalal lii di desserte bu yees bi xam ne bu njëkk ba ngir ñu yegg fa daawoon nañu def lu mu néew fukki waxtu. jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbirub tourisme gis ne vol bile dafa nekk loo xam ne taxawu dëkkam sax ngir nit ñi mën faa yegg si.
suñu dëkk di Sierra Leone bëri na loo xam ne nit yi mun nañ ko fi jëlee moo tax ñu bëri di fi ñëw ak déggu bi ñu am gëm naa ni dina gën a sukkali suñu tourisme ndaxte ñëgu billet bi pour ñëw Sierra Leone daan na tax ñu bëri daw suñu réew mi ak li nga xam ni Air Sénégal indal nañu ko loolu jeex na. ak ndam bu yees bi mu amaat Air Sénégal gën a wane taxawaayam gi mu am ngir xool ni muy def ba dëkk yi nekk ci biir Afrique diggante jokkaloo waaye tamit mën a dem ca bitim réew doon lu gën a yomba. léegi nit ñi mën nañ jógee fi town ñëw wàcc si Dakar ci guddi gi mooy ay booru 11h ci guddi su fekkee ne soxla nañ ko mën nañ jël beneen avion Air Sénégal jóge Dakar dem Europe muy Paris muy Marseille muy Barcelone muy Casablanca tamit ak Milan te bu dalee lu ko dalee ci 2 septembre 2021 mën nañ jóge fii dem Dakar continuer dem New York ak Washington loolu tamit suñu mbokk Sierra Leone soxla nañ ko bu baax. ak vol yi xam ne ñoo ngi koy def nag Dakar nekk luy gën ci ubbi ay buntam di fësal ne mën naa nekk ab régional te mën a nekk bërëb boo xam ne koom-koom mën na fii duggee. waaw hub aérien bi retombée bi dafay nekk retombée bu bëre parce que dinañ defar ay centre pour saytu avion yi parce que avion dañ koy saytu saa su ne di xool gi ci panne ñu defar ko ci nar a panne ñu change ko et cetera te loolu amul Sénégal amul Afrique de l'Ouest dinañ defar ay école yi nga xamee ni école pour former ay nit ci mbirum aviation la donc kooku dinañ créer aussi ay zone franche yi nga xam ni borom xaalis dinañ fi ñëw def fi ay investissement def ay usine ak yooyu autour de l'aéroport loolu yëpp dafay delloo dafay yóbbu kanam naataange réew mi day yóbbu kanam koom-koom bi. suñu yegsee ci ñaari fan ci weeru septembre ci atum 2021 Air Sénégal war a ubbi ab ligne bu yees boo xam ne day jóge Dakar dem New York yegg itam ba Washington yooyu ligne yu yees nekk ay lignes yoo xam ne ñaari vol A330 néew ñoo koy def ay bés yu ne. mu nga kon Air Sénégal gën a ubbeeku ci Afrique sowu jant diggante Ndakaaru jàpp Banjul dem ba ca Freetown gëstu ba si wàllu ko junj ci ndorteelu xabaar yi jëm ci yalwaan gi ci xàll Ndakaar yi rawatina kon tout tànk yi waaye nag askan wi ñu ngi ko méngaleeg dafa mel ni kon lii di agression la lu ñuy nakarlu la ndax nag dañuy gis léeg-léeg tout tànk yi di ko daal di def lu ñuy ñaawlu la bëgg nag mu dakk ñoom sax jàpp na ni kon loole ñàkkul ay loraanga yoo xam ne mën na ko indil tout tànk yi ginnaaw jëf gi ñuy def ci mbedd Ndakaaru yi Ami Diouf reportage. Castor bëccëg bi yëpp xale yi di ko toog ci trottoir bi ñu bëri ci ñoom soppaliku ay yelwaankat di laaj xaalis ñi nga xam ne ñooy romb ci anam boo xam ne dafa xaw a doy waar. gis ngeen léegi xale yi ba mu leen koy joxoon yéen a ngi gis xale yi ñu ngi def ay tànku neen te seen yaay yi dañ leen yónni si arrêt bi nga xam ne des fois man su may jëm liggéey sax foofu lay jëlee oto mais da ngay gis dañ lay dogaale wala ñu poñe la sax pour nga sarax leen par la force. te feebar bi dafa bëri aussi si dëkk bi surtout loolu ñoom war nañ ko mën a éviter mais ñoom gis nga leen ne boo leen xoolee kenn takkul masque sax xale yi mën nañ la laal mën nañ am feebar seen yaay mën nañ la laal mën nañ am feebar. waa jile ni mu gisee mbir mi mooy nekkul saraxu waaye agression la ko jàppee. xale yi par exemple seen yaay sax man moom ñoo leen la parce que dañuy jàpp ne boo la nga am dina am tuuti yër mën nañ jox la mais instant yi forme bi dafa exagéré dafa bëri daal. agression la rek d'une manière noonu façon agression la bu dee dafa rafet agression la rek. parce que mun nga ko la nga boo koy yërëm wala fekk dugal loxo sa poche jël si li nga yor. façon bi ñuy yelwaane tax na ñenn ci ñoom sax dañ leen di sàkku yenn saay. Comme conséquence on peut citer par exemple le goût de l'effort. xale yi seen yaay di exploité dañ ko war a dakkal ndax li mën na am ay njeexital suñu màggee mën nañoo jaay seen bopp ndaxte dañuy tàmm xaalis bu yomb ñu ci bëri ci ñoom dañ leen di violer. Répercussions aussi sur leur futur foyer. xale bu nekk war a am kiirlaay ñu dundal ko dëkkal ko ni mu waree waaye saraxu bu bees bi ñu jël nekk loo xam ne mën na salfaañe seen àq ak seen yelleef. Ami Diouf jërëjëf yegg nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi.
mbaa yéen a nga ca fukki bakkan ak ñeent ñoo rot ci tali bi démb ca njum lu ëpp ñaar fukk am ci gaañu diggante tare ji ak njum vox populi ni ci l'accident bi ñu ci gën a bëri nag ñoo bokk te démb jëwriñ gu dëkk wala dem beeg dikk bi ci Sénégal ma nga fa woon waaye nag la mu xamle moo ñu xoolaat bu baax a baax chauffeur si ñu doxalee ci kaw tali bi ak tamit ñu dakkal surcharge bi enquête ne fukki bakkan ak ñaar kay ñoo rot lu ëpp ñaar fukki am ci gaañu l'accident baa ngi am démb ca Gédé te njabootu Fejoor ñoo gënoon loolu ci mbir mi ndax lu toll ci fukki nit ci ñoom ñàkk nañ seen bakkan yëgle kaay bi ne waa añam kuli ba tey ñu ngay jooy ca noppeeguñu waaye nag li waral accident bi démb kàddu yi daal waroon na ci du benn yëgle kaay bi ne ci fukki accident yi juróom-ñett yëpp deux roues yi ñoo ko sabab ci réewum Sénégal les économies benn minicar benn jaga njaay ñoom bëggante ni ki démb fukki ba gën ak ñeent rot ci te daanaka ñoom ñëpp ci benn famille lañu bokk le Quotidien accident bi kay lu toll ci fukki ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaar ñu rawaleen ci l'hôpital principal bu Ndakaaru l'Observateur ne benn minicaru 14 places bu doon dem Ndakaaru ak benn gëla-gëla bu yem ay commerçant yu luuma gi ya ñoo mbëkkante ba fukki bakkan ak ñaar rot ci te ñeent ñi daanaka ay mbokk lañu bokk na ci benn jëkkër ak jabar ak kenn ku doon nappatoom ñoom ñaar ñëpp dañoo ñàkk seen bakkan ci l'accident bi libération ne en tout cas bu ñu sukkandikoo ci rapport bi ñu def ginnaaw accident bi ñu chauffeur minicar bi doon nelaw waa lii tamit mbaa jàmm la yéeglekaay bi ne fukki bakkan ak benn ñoo rot ci saa si bokk ci juróom ñaari jigéen ñeenti góor ak ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci diggante dund ak dee le soleil ne junne juróom-ñetti téeméer ak fanweer juróom benn accident ñoom ci réewum Sénégal ci juróom-ñaari weer réew mi Quotidien ne talaata démb gi daal du neex a fàtte ndax fukki bakkan ak ñeent ñoo rot ci tali bi ca njum fanweer ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan ca Ségou Walf Fadjri lu jege juróom fukki bakkan ñoo rot ci réewum Sénégal ak ca Mali yéeglekaay bi ne tali bi lu muy faat nag terroriste yi duñ ko faat te mbas mi tamit démb faatu ko las ne bakkan yi rot ci tali bi nga gën a takkarnaase ci réewum Sénégal ndax ndiki démb kott fukki nit ak ñeent ñoo faatu mbas mi yóbbu barsak juróom-ñeent les économies njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal de ndaxte léegi nag oxygène bi dafa gratuit ci public bi ak ci privé bi te gazier yi nag nee nañu kon oxygène moom dootul manqué ci réewum Sénégal li Quotidien ak Vox Populi ne oxygène bi nag léegi benn malade dootu ko fayti muy ci privé bi ak ci public bi te mesure bi Diouf sax démb la ko xamle moom jëriñ gu ñuy dénk wàllu paj mi ci réew mi ne coow li doon jaaba jonge ci réewum Sénégal jëm ci oxygène bi état bu Sénégal dakkal na ko ba mu jeex tàkk critique ne mbas mi ci réew mi lu toll ci junne ñeenti téeméeri nit ñàkk na seen bakkan te niki démb rek juróom-ñeent ñoo ci faatu juróom-benn fukk ak ñett nekk ci sowtaas Vox Populi ne ginnaaw plainte ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr docteur Babacar Niang tey lañ ko wol ci suba gi ci kanamu enquête kat yi l'info ni gars yi rek la ñuy sàkku ci coowal Babacar Niang ak Abdoulaye Diouf Sarr moo ñëw bi jëm enquête ba lépp leer nañ ci kanamu askanu Sénégal gépp ndaxte Moustapha Diakhaté nee na nañu bàyyi docteur Babacar Niang tranquille te wax ci tuuma yi nga xam ne Madiambal Diagne turu na ko ci réewum Sénégal askanu Sénégal gépp am ci leeraange moom Moustapha Diakhaté nee nañu bàyyi laayam gi te leeral askanu Sénégal Thierno Lo ni Diouf Sarr dafa war a porter plainte ngir coow li doole ci réew mi leer nañ ci askanu Sénégal gépp Bougane Gueye Dany ne la muy sàkku mooy ñu ubbi enquête judiciaire te ñoom waa gëm sa bopp ni ki tey ji dinañu jël benn plainte yóbbu ko ci OFNAC jël benn yóbbu ko ci kaw table procureur yéeglekaay bi ne en tout cas nag moom Babacar Niang mi sulu coow mi ci réewum Sénégal ni ki tey ji ne ko wal fukki waxtu ci kanamu brigade bu recherche bu Faidherbe alerte quotidien Bougane Gueye Dany kay ñaari enquête lay sàkku ci réewum Sénégal benn bi jëm ci coowal CTI ba ca des jëm ci marché yaa ma neex gi toll ci 200 milliards sunu koppar le quotidien njiitu réew mi Macky Sall fere na opposition bi de last ne Mimi Améro Touré ma nga jàpp tànk njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw songu yi takkarnaas ci kaw moom Macky Sall jëm ci yoreenu mbas mi ci Sénégal Vox Populi ak le quotidien Y'en a marre raxasu nañu ba seetu wecc ci coowal kilifa ginnaaw coowal visa gi jolli ci kawam ñu bàkku jëm ci làmb ji su lam fekk fa Gaston Mbengue mu ñuy xamal ni jàkkaarloo Balla Gaye 2 B52 noppi na kiir organiser ko bu dee état bu Sénégal autorisé na ko te lépp nag ci yoon la koy teg ñu teggu ci yoon woowee dem ci réew mi quotidien ba ca Malika yëglekaay bi ne benn waaye moo sàcc juróom-benn million ci patron ba noppi daw ci kër sëriñam mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV looy laf laatu xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje xabaaru ma xëy 18h45 bu calandee fii boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu